mbokk yi xarit yi ñuy seetaan dal leen ak jàmm ñu fas yéene leen jox li nga xamante ni rek mooy actualité de la semaine ni ñu koy aajowoo di def semaine bu ne jox leen xibaar yi nga xamante ni ñoo gën a fës rek fii ci Sénégal dañ koy dooree rek ci mbas bi nañ koy aajowoo di jotee foofu ci ministère de la santé bés bu ne xibaar yi gën a fës ci biile doomu jàngoro di Covid 19 fii ci Sénégal di ñu xamal ni rek lu ëpp fanweeri doomu aadama mujj nañ ñàkk seen bakken ci coronavirus bi waaye ñu nemmeeku ay coppite ci wàllum transport bi dem beex dikk bi ginnaaw ba nga xamante ni rek oto yi nga xamante ni dañuy jël mbooloo mu takku moo xam bus yi la tata yi wala car rapide yi mu mel ni rek jamono bi mën nañ yeb seen oto yi bu mu fees leen rek la ñuy daal di tere mooy surcharge yi bu nga xamante ni oto bi fees na rek kenn amul droit daal di taxaw mu doon nouvelle bu neex ci képp koo xamante ni rek yaa ngi yor transport en commun waaye dañuy waxtaanee li nga xamante ni mooy solu masque bi fii ci Sénégal ñuy nemmeeku sénégalais yu bari dañuy dox ci mbedd bi du ñu takk benn yoon seen masque jamono bi nag takkadeer yi ñu ngi ciy def liggéey bu am solo képp kuñ ci jàpp rek ñu ngi lay teg ay daan dina jox amende lu tollook junni ak ñaar téeméer ba tax na ñu ngi ñaan rek ñëpp ñu sol seeni masque bu ñuy génn ci mbedd bi di doxi seeni ay soxla. ñetti téeméeri milliards ci suñuy koppar la ñu daal di rek jàpp ci faux billets jëfkatu ñaawteef yooyu nag waa brigade de recherche ñu ngi leen jàppee foofu ca Zac Mbao ñoom nag bañ leen jàppee teg nañ loxo tamit matériel yi nga xamante ni ñoom lañ doon utiliser rek ngir def yi lay ñaawteef bañ leen dégloo ba pare nag am na ay autorités yoo xamante ni rek fii ci suñu réew jot nañ leen tudd ci boobu mbir daal di wax dañ cee takke ku ci mel ni Pape Diop ancien maire bu Dakar moom daal di nañ ko ci lim waaye moom toogul rek ne patt nax génn na daal di ci amal ay leeral gannaaw bu mu xamlee ni rek naqarlu na lool li ñu tuddee turam ci mbir boobu nga xamante ni yëgul tiiñul moom Pape Diop yemu ci ndax jàpp na ni jamono bi dina jàppale yoon mu daal di def liggéeyam waaye it moom dina def lépp lu mu mën rek ngir setal deram ci mbir moomu nga xamante ni rek takku ci benn yoon. ñaari junni ak ñeenti téeméer doomu aadama rek la ñu nemmeeku ñooy bàyyeekoo bés bu ne Ndakaaru foofu ca boo maraîcher di daal di rek dugg ci biir dëkk bi ba tax na kii di njiit bi yor wàllu kaaraange fii ci Sénégal di Aly Ngouille Ndiaye moom nag jël na ay dogal daal di xam ne dañuy dakkal bépp autorisation de déplacement ngir wàññi dem lekk dikk bi ci biir réew mi rawatina ci période fête bi nga xamante ni ci la ñu nekk waaye it mu gën a ñaax ñi nga xamante ni ñooy bàyyeekoo diggante Thiès ak Dakar di leen ñaan rek ñu toog te wàññi yile déplacement. ñaari fan ci weeru juin bii di ñëw la élèves yi nekk classe d'examen ak étudiants yi daal di fas yéene rek tàmbaliwaat seeni cours gannaaw ba ko njiitu réew mi président Macky Sall daal di xamle woon rek waaye ñu jàpp ni jamono bi ministère de l'éducation def na ay dons de masque pour ndongo daara yooyu wante ni moo daal di ëmb rek jàngalekat yi ñoom ñu ngi xamle ni buñ leen joxul matuwaay yi war waaye teg leen tamit ci condition yu wóor fas yéene ñu ubbiwaat yooyu les écoles. ci conseil des ministres bi ñu daal di mujj nemmeeku nag fii ci Sénégal ñuy xamle ni rek dañuy waajal li nga xamante ni mooy surveillance électrique mu doon ay bracelet yoo xamante ni dañ ko fas yéene takkal yenn détenus yi nga xamante ni dañu nekk en détention provisoire bu ko defee ñu daal di rek wàññi lim bi nekk ci prison yi nekk fii ko amee ci jëwrin bi nga xamante ni rek moo yor wàllum yoon di wuyoo ci turu Malick Sall di xamle ni fii ak juróom benn weer yooyu le bracelet rek dinañ ko mën a am fii ci suñu réew di Sénégal. ab coow bu ñu nemmeeku foofu ca CIS muy club des investisseurs du Sénégal gannaaw ba nga xamante ni am na yenn membre yoo xamante ni rek dañu daal di démissionné ñu nemmeeku ku mel ni Abdourahmane Ndiaye mu nekk directeur Elton ak Sagam experte financière Thiaba Camara Ndiaye waaye it ancien ministre de l'économie kii di Khadim Kébé tamit administrateur directeur général bu Focus SA ñoom ñëpp dañoo daal di rek démissionné gannaaw ba nga xamante ni d'accord ñu benn yoon ci décision bi nga xamante ni seen njiit bii di Babacar Ngom jël na ko mu doon contrat boo xamante ni rek dafa lëkkale entreprise bii di Akilee ak Senelec. réewu Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xamante ni ñoom porté nañ volontaire rek ngir nangu ñu andi vaccin bi ñu daal di rek fas yéene joxe ngir traité li nga xamante ni mooy Covid 19 ki nga xam ne nag du kenn ku dul docteur Mamady Ba moom nag mooy coordinateur de la riposte Covid 19 bu OMS fii ci Sénégal xibaar yooyu ñu ngi ko amee foofu ca TFM. ancien dictateur bii di Hissène Habré bàyyi ko foofu sa Tchad gannaaw bañ ko àndee woon fii ci Sénégal ngir àtte ko daan daal di koy teg ay daan fas yéene ko tëj giiru dundam moom dañ ko génne woon rek yóbbu ko ci këram mu nekkoon en résidence surveillée ginnaaw bi mbas bi ñëwee ci dëkk bi ñu jàpp ni rek état de santé mayatu ko woon ñu bàyyi ko foofu ca prison yi jamono bii nag
àpp bañ ko joxoon daal dina rek jot waaye dafa mel ni dañ koy daal di rek wóyale ndax fi mu ne nii doomu jàngoro bi daqagul fii ci suñu réew. tànkat bii di Gana Messere ñu gën ko xam rek ci tarixa bii di mouridisme moom nag jamono bii benn vidéo am rek mooy circuler ci réseaux sociaux yi gannaaw ba nga xamante ni rek moom mu ngi ci yëkkati ay kàddu yoo xamante ni da doon tëkkale ki nga xamante ni mooy Cheikh Tidiane Chérif mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mu doon nag ay kàddu yoo xamante ni képp kuy taalibe Cheikh naqaru na ko lool gars yi nag def ci ay vidéo waaye am ci ñoo xamante ni dañ doon tontonte rek ak kàddu yooyu mu daal di yëkkati moom Gana Messere nag toogaat na ci ab télévision daal di rek yëkkati ay kàddu jébbal jëmale ko ci ñi nga xamante ni rek naqarlu nañu loolu vidéo boobu nga xamante ni rek ñu ngi koy partagé jamono bi ci toile sénégalaise. xiiroo ab ngaayoo lañ daal di rek nemmeeku ci diggante ñi nga xamante ni ñooy yenn ustaas yi fii ci Sénégal diggante Ahmed Khalifa Niass ak ustaas Assane Seck foofu ca TFM gannaaw bañ leen invité benn émission ñu toog di yàqante lu mel ni xeme ku ci nekk di xaawi sa sutura morom waaye tey yemuñu ci ndaxte kii di Ahmed Khalifa Niass yëkkati na ay kàddu daal di koy jëmale ci nga xamante ni mooy oustaz Taib Socé ak waajuram bu góor moom nag oustaz Taib Socé bàyyiwul benn yoon wax jooju ndax jàpp na ni mën na dékk lu ne wante lu kii di waajuram bu góor du nangu benn yoon ñu koy teg yenn baat yi teg ci ne moom képp koo xamante ni rek dafay jéem a wax kàddu yu ñaaw ci ay waajuram dina la dóor ba daal di lay tëral ci suuf. wante moom oustaz Taib Socé dafa daal di tamit am kàddu yu mu yëkkati yoo xamante ni nee na moom du doom boo xamante ni rek dafa fitnaal baayam loolu daal la daal di rek andi ci tontu ci li nga xamante ni moom la Ahmed Khalifa Niass daal di yëkkati rek teg ko ci dara mu mel ni Ramadan Moubarak 2020 bi li ko gën a marqué mooy concurrence bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci tarixa diine yi waaye it yàkkante lu ñaaw bi nga xamante ni tamit ñoom oustaz yi ñu ngi koy def seen diggante. artiste bii di Ouzin Keita gannaaw ba ñu publier ay photo moom ak benn ndaw su jigéen ñu naan dafa rek takk soxna moom Ouzin Keita nag génn na weddi ko ba mu set wet di xamlal Sénégal ak fansam yi takkul benn yoon soxna wante loolu yépp ay sos la rek. comédienne bi di wuyoo ci turu Fatma Mboup moom rek moo am borom kër bu yàggul dara nee na léegi madame Sy la teg si daal di ne moom ab ñaareel xaritu jëkkëram rek la monsieur Sy nag moom Fatma mu ngi xam leen ni rek ñu ngi xamante ci terrain bi gannaaw ba nga xamante ni borom këram producteur la donc ñu bokkoon liggéey bi bu baax ñu koy ñaanal un heureux ménage. xarit ñu doon seetaan li moo doon xibaar yi gën a fës fii ci suñu réew ñu leen di jaajëfal bu baax ci teewlu bi waaye it di leen baalu àq di leen baal àq di leen souhaiter une très bonne fête de Korité. Merci de nous avoir suivis di leen jox dig daje la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission à l'actualité de la semaine.